Assalamualaikum. Maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ngeen baalal ma nag suma voice bi baat bi dafa xala dee dama bëggoon a wax si yëfi paa bi parce que maa ngi gis ne ñëpp a ngi wax seet naa si TikTok bi gis naa ñu bare ngi wax si lii ñu bare maa tag ne naa si wax ma choose pour ignore because man dama dem ba xam Gambien si fu mu nekk so léegi ma ne jaru ko nga ñu ma kool ne ma bu ma ci dugga waaye comme que mun naa wax si lu nekk te yàgg naa di wax ñu ne gis nga fen su ko nit yi di wax mujjee bi moom mooy toon nekk digga so li ma am pour wax fii real quick mooy ne li ngeen nit pour understand mooy ne the IEC is not under the control or direction of any authority dama bëgg ngeen seet lii nii ngeen dem si constitution yi Gambia bi ngi wax foofu noonu I think it's around page 38 waaye dem leen ci constitution bi ngeen read IEC act bi feena mu ngi wax ne the commission may by regulation or otherwise regulate its own procedure nga IEC bi it's very important for it to be independent. The reason lu tax police bi or government bi or any other institution out there mënuñoo involve si liggéeyi IEC mooy ne there's a right procedure of doing things. Tey soo amoon tey commissioner wala kenn koo xam ne mu ngi si police bi moom xam nga police yi tom dañ dee sànni karta su dee moom tey ku mu bugg a sànnil karta kooku gàññewut winut ak parti bu mun a doon kooku munoon naa bina small statement rek ne dañ war a investigate ñii rek bu boobaa loolu door di tilimal xeli nit because the elections is very sensitive so yow soo winutoo tey for example laa leen naa jox mun nga am any other ulterior motives nga ne waaw ñii dañ leen war a investigate si nangam a nangam waaye tey ñan ñoo war a laajte bank statement ak any other documents out there. There is a public service commission te gis nga ñiiti dañ war di make sure ne they follow due process. Public service commission there's a judicial commission bu njeetaana commissioner yi ak yooyu yëpp di seet public service commission bi am nañ right bi pour mooy si National Assembly bi pour wax IEC sanction ne leen ma ne dañ bugg a gis kayit nangam ak nangam ak nangam. The only reason lu tax ma indi loolu foofu noonu mooy ne soo doxalut yoon yoon tom war naa jaar yoonam mooy ne ci constitution bi mu ngi ne in the exercise of its functions under this constitution or any other law so law bu policy or anybody mun a quote constitution bi ci boppam mu ne in the exercise of its functions under this constitution or any other law the commission shall not be subject to the direction or control of any other person or authority. Number 3 la the IEC Act bi dem leen ngeen seet ko I don't know the subsection but go and read the IEC Act passed in Parliament in the Constitution. The IEC in the exercise of its functions under this Constitution or any other law the Commission shall not be subject to the direction or control of any other person or authority. Hanga Gambia dañ ne hambamal fen mun naa ñëw nekk diga republic man duma leen wax dara other than ne gis nga story bu gay brogue on xaw ma ñan ñoo ko break on last year in October ñu ne ñu ngi investigate IEC fine ñu bina list of officers yi ñu nga xam ne ñoom ñu ngi claim ne dañ retire wuñ xaalis bi ñu bina fa seen tur yi ñëpp ñu ngi ut Alieu Momane Njie ñu ngi ut Alieu Momane Njie $301 million yi ñu ne waaye yéen da ngeen ma bëgg ne in 2016 there was no expenses for elections so da ngeen ma ne su dee budget bi yéen ndax ñu dee def maths ndax ñu bari ñoo fail maths ñoo mun a wax tey di ubbi seen gémmiñ ñi di wax su dee budget bi 301 la so da ngeen ma bëgg ne election bi was free there was no expenditure in the same constitution mu ngi wax ne the IEC shall not
shall submit its annual estimates or expenditure to the President for presentation to the National Assembly. The President does co-present, but he should not change. The President shall present it without amendment. Why munna bina observation based on expenditure? Mujoko National Assembly for them to pass the budget. So mubina for observation. So yen dengan mabuga ne 301 million bi ngena dengan ma ne election was just free. They did not spend any money towards the election. The audit report said ne 301 million la gay audit. Ngena ne where's our 300 million? Yen yena ngi wër ñuy laccé li lay wax. La yena ngi anda sen sago. Ndax yen ay nit yo xamne da ngeen daan fail maths. So ngenen alali askan bi neen lañ duga ci lool. So out of the 301 million ñu def audit ñu ne 8 million leen retire wut. I agree ne Ben xaalis wota nekk ci private account su ñoo def liggéey, but take note ne we have an outdated system. Most of these institutions, we need to digitalize these systems. We need to make sure that these accounts are in IEC. Ba pare tamit tey ndax UDP la ndax doy la ndax yeneen other party tey gele-gele yi ngeen a rent da ngeen ne waa driver ñu bindal leen receipt. Tey IEC moto yu njee rent ñu dem di yóbbu maabul naka drums yi nii di defal drums yi nii. We have a very gis nga ñun suñ dëkk bi we are 1,000 years behind outside the West. We are 100 years behind Senegal. We have a marble system. Loolu sax pour ñu change ko def ko paper ballot pour ne ñun jàng nañ we are literate. Mun nañoo xamee color party, mun nañoo xamee turi nit kanamam picture am, mun nañoo xamee logo pour ñu mun a sign. Loolu sax ñun suñ dëkk bi ñu ne we are not ready for that. No wonder we can be easily bamboozled pour gomloo nit ne 301 million dafa just disappear. So yéen da ngeen ma bugga ne election bi was free, no expenditure. Yéen on top of that 8 million bi ñoo wax ni ñu ne ñoom IEC was not compliant, they didn't give them bank statements. The Public Service Commission should request for these documents. Like I said, if you have a IEC boo xam ne tey police officer mu ngi ñëw jox ma lii di la direct di la def nii, then you are under the control of them. The IEC is independent and it is clearly stated in the Constitution. Lu nekk nañ ko doxal si yoon. Pa bi ngeen a wax ne kii moom ngeen doon ut. So story bi last year they wrote it in October. We wrote about it. So beyond ngeen investigation jeex na they recommended prosecution. Dem leen ngeen prosecute. Dem leen court. Because digga lu mu yaaga rek mooy mujje. This same pa, let me tell you something. In 2016, bu ñaari progression la ñëwee pour ne ñu register leen ñu ngi téye seen fetel mu ne leen registration period bi has ended. Kooku nangu ñu register. And I know ne people will take this opportunity pour buna tarnish the image of PABI, tarnish the image of the IEC. Gambians are very ungrateful. te soo gisee dëkk bi mënut a dem suñ xooli anyone te wuñu lu rafet. Kenaa ngi ñu yónnee ma message on TikTok di ma wax ne ma even si grévam bi dinañ fa tuufli sànni fa puub. Yow nit koo xam ne mu ngi 91 mu ngi dunda yow nga ne yow julit nga wala christian nga ngay ine sa morom loolu te nit kaa ngi dunda. Moo laa woon ne Gambia dëkk bu lëndëm la nit yi ñoo baaxut ungrateful. 2016 nañ dugal si report bi ngeneen he approved $16 million for the staff during that impasse. After impasse boobu noonu, what was the price of freedom? Like I said, the IEC ñoo mun a regulate seen boppa. It's in the constitution of its own procedures. Tey what is $16 million for the entire staff of IEC si liggéey bu ñu def 2016? Yéen ñu bari tey di jooy di wax ndax foogoon ngeen ne di ngeen am change 2016. Yaya Jammeh su doon jëna élection bi keroog la ko doon jëna. Paa bi ku ko bugg a tilimal yow yaay yaaxule maa leen a wax yi muy njabootam ak famille waa leen house nit yu jub nit yu baax. Paa bi bu ko yàlla wërsëgal li moo am du tey paa bi soxlut alali nguur. du ma toog nag di fi wax lan la am ak lan la am. London Corner bi moo sampa nii ñu bare ngay wax waaw gisuloo kër bu moo samp gisuloo lu moo sampa
man suma boppa maa ngi toog si ay evidence toog di leen déglu di leen xaar jaayal naa ko fi ñetti laan ñi nga xam ne Kutu Manjai prime location mu ngi ko dugal si sampa bi ñun man 83 laa jug I am 42 years old dama ñëw fekk suma papa am yàlla wërsëgal ko li moo am sutural na ñu bari waaye gis nga Gambia nit kuy dem kanam nit ku baax nit ku teeda nit ku barke lañ bëggut a gis waaye bu soobee yàlla ñaan leen yàlla ngeen am atam yum am jaamu yàlla all his life gis nga ñu ma daan xeer am na ñu nga xam ne gëmuñu woon paa bi te ñu bari si yéen balaa élection gëmu leen woon paa bi ngeen ruus di jooy bu mu annoncé results the very same people ñu ko daan ooyee hero benn dañ war di award nit yi heroes ñoo nekk di ko gasal paa baa ngee dem kanam rek gis nga Gambia is very interesting man dama demee xam nit ngeen ñu laa smilal ak seen bëñ yu weex yëpp a ngi tax a deret man nag awma xarit te utuma xarit ñun yàlla lañ ragal te ragaluñ kenn nag bépp mbindeef bépp institution man I am not for any individual I am not for any institution I am not for any party or tribe man Gambia laa gis te gis nga dëgga bu nekk si paa bi gis nga fu nit yi demee ba di toog ba di ñaan ne Yaya Jammeh moo fi waroon a nekk di ruur kon ngeen xam ne Gambia ñun teelu nañ gannaaw suñ toogee ba di ñaan ne Yaya Jammeh moo fi waroon a nekk nit yi di ko joytu pour mu ñëw war nañoo seetaat suñ boppa ñu ni neen suñ biir paa bi nag gis nga ñun si l'islam ak si yoon do not judge waaye fii ñu bari dinañ taal seen boppa safara bala ñoo dem uy ci yàlla yéen a ngi dem gis jàkka yi di julli ku fi daaxa julli nga ne kii la ku fi daaxa tudda yàlla nga ne kii la ngeen xool nit di ko joo yonent bi wax na ko joo nit di wax lu bon ci moom dafa mel ni yaa ngi lekk yaramam fii bari na fi nit yu bon doma amut de nit mooy doma yéen ni Alieu Mamane Njie put his life on the line pour Gambia am jaama defend the will of the people magam si atam toog fi for 1 month di defend the will of the people the very same Gambians ñu ko ooyee hero ñoo ko ne sàcca la te kii munoon naa am àddina lu ci biir te yàlla sutural na ko ba pare soxlut alali Yaya Jammeh soxlut alali Adama Barrow ak keneen ak keneen ak keneen waaye yéen tey the very same Gambians ñooy bugga tilimal paa bu set tilimal njabootam waaye nañ leen dem rek Gambians man lii dama ne woon duma si wax waaye gis naa ne wàccaangee bugg a bari te wax naa si lu nekk ma waxut ne gisuloo mun naa wax si lu nekk waaye waxut ci biir gis nga dëgga doo ko ragal dëgga doo ko suul jëf ju baax doo ko suul Gambians yi ñoo ungrateful moo tax coono ak toroxaange bu ñoo dunda nii ngeen deserve ko tey am na ñu toog di wax ne deserve woon ngeen Yaya Jammeh tey loolu lu ñaaw la ku daan rey nit di dóor di tëj tey ñu ngi nii suñ ndaw yi ñu ngi nii di leen dóor di leen dugal kaso yëpp ñu ngi taxaw freedom of speech freedom of assembly lu nga xam ne constitution daf ko garanti yes war nañoo mun a la ci permit waaye su nit téye kayitam with the intent just to deliver a petition he is not going there to commit a crime to destroy property war nañoo mun a flex ñu defante ndanka ak ndaw yi lu xew démba dafa rusul dafa ñaaw ñëw nañ fa tasee na président di ko ñaax yónnee naa si police this is not interference he is the head of state National Security Council bi mooy seen njiit he is the head of the armed forces he is the commander in chief tey lu fi xew si biir dëkk bi dañoo ne moom la duñ ne police bi because moom mooy njiit ñu bootoon na eka court te court bi tom government bi object nañ pour bail they didn't have a problem with bail judge bi xaw ma naka Thomas Touré mu ne daf leen naa remand mile 2 ba September 4th which is so wrong si ñu nga xam ne duñu ay criminal waaye lii su dee lii ngeen foog ne lii mooy tax flex seen mosul pour ngeen am ndaw yéen a ngeen wrong te ku leen a jox advice boobu yéen a ngeen ñàkk nit di ngeen ñàkk nit si lii def leen lu war ngeen bàyyi ndaw when it comes to IEC lu ma see wax naa ko the IEC
is not under the control or direction of any person or authority. Public Service Commission bi National Assembly ñoo war a laajte documents soo leen buggee am lu leen uur ngeen def ko waaye tey ñu ngi nii paa bi ngeen bugg a tilimaan so story bi when it broke last year it was what it was, we wrote what we wrote. Beyond our republic ñoo ko bina credibility is there based on the assets that they wrote. Why fine? Why, you know what? Ngenen Alieu Momane Njie foog ngeen ut ko so ngenen he is been dañ ko lifin pour prosecute dem leen ngeen prosecute da ngeen foog ne paa bi dafa ragal team court da ngeen foog ne paa bi dafa ragal pour taxaw setal boppam da ngeen foog ne IEC bi dañ ragal pour ñëw setal seen bopp dem leen court. Gambia du dem nit yu baax yu ngeen war a jàppa fonkal leen ñu leen dee tilimal di leen dëkkal fu ñu dëkkut tey képp 2021 lu xewoon si election last minute nit dem votal Barrow instead of ñun unite ñëw together ñene ngi ŋaañante di xeexante man I am not looking for friends, I am not looking for enemies waaye dëgga duñ ko suul te dinañ ci wax dem leen seen court ngeen def li ngeen a def dëgga lu mu yàgga mooy fii te nit ki ñaa jiin ne kii moo korop kii moo bon moytul ne sa jëf yu baax dina ko jël si yow moo tax foo ko gis mu ngee leer di dem rek foo ko gis mu ngee dund tey mënoon naa dawal motoom tey at 91 yan tey am na ñu bari 91 mënuñ loolu ndaw yaa ngee dee tey life flies àddina dafa jeex ba pare defante ndànka moo fi am ñaan nañ yàlla ngeen am barke bu mu am ak wërsëg bu mu am nit ku baax soo ko buggee yaax yow yaay yaaxule te man Momodou Alieu Njie maa leen ko wax nit ku baax ku mel ni Alieu Momane Njie soo ko buggee yaaxa yow yaay yaaxule ñun suñ loxo duñ leen dóor duñ leen laal yàlla moo ñoo xeexal billahi wallahi tallahi Gambia du dem ungratefulness bu nekk si dëkk bii soo leen winee élection ngeen ooyee ko hero soo leen ñàkkee ngeen ooyee ko naka su dul noonu te yéen a ngi ut fi ngeen ko timaam dem leen ngeen dem téye ko tey soo leen buggee kii yàllaa koo xeexal de kii bu soobee yàllaa ko xeexal te maa ngi waxal nit ak lu mun di xew yan na yéex waaye ñu ko ñaanal ne dinañ dem di tufli si grévam bi di fa puub maa ngi ne message yéen doo leen ay nit waaye yan na yéex waaye bés bu ko yàlla dogalee ba mu génn àddina na fa benn hypocrite ak an inch of hatred ñëw ci kër bi ne yaa ngee jaale képp ku fa teg tànkaam te am nga any inch of hatred or malicious or evil heart towards paa bi yan na la yàlla uñi yan na la yàlla feeñal te yan na la yàlla judge diggante moom ak nit Gambien si nañ leen dem ñun ragaluñ dëgga nit ko jub doo ko mun a laal nañ leen dem leen ngeen laal Alieu Momane Njie man Momodou Alieu Njie maa leen ko wax yàllaa ñoo xeexal nit ku jub nit ku set soo ko buggee lifin ñii rek yàllaa waxoon ne yàlla suy defar dafa mel ni ku yaax yàllaa waxoon ne nii la Yaya Jammeh di génnee fii deret du fa tuuru waaye yàllaa waxoon ne comme Gambien si di very same people ñu doon ekkati paa bi ñooy ñëwati di undermine di ko ñaakaagum wala di lii nañ leen dem Gambia ñu seet fu ñoom mujj man paa bi bàyyee naa leen ko ak yàlla billahi wallahi tallahi te man bi maa protest 2012 paa bi mu ngi IEC so I am not doing this for Gala or anyone, I am doing this for country waaw nañ leen dem bu soobee yàlla dëgg rek mooy fii dëgg rek nañ leen dem di yaxante di lekkante nañ leen dem ñu bari dinañ lakka si kaw àddina si bala ñoo dem uyu seen yàlla seen julli yi seen yu baax yi paa bi moo ko nekk di jël nañ leen dem asalaamaaleykum